mbokk yi seetaan ITV ñu leen di nuyu di leen ziar soo leen taaxulee tuuti ñu faram fàcce leen lu gën a fës ci xibaaru 18h45 xibaaru mara lu gën a fës ci xibaar yi bokk na ci cérémonie officielle bu màggal de Touba tey nañ ko doon amal ci résidence bu Khadim Rasoul ci teewaayu porte-parole xalif général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre naka noonu ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome moom moo fa teewaloon gouvernement bi ñëwaat na bu baax ci travaux yi nga xamante ni état wu Sénégal mu ngi koy amal jamono ji ca Touba. leneen luy waxtaanee ci bopp xibaar yi mooy taax yi nga xamante ni dafay mbabbu saa su nekk ndax li ko waral démb rek gis nañ marché bu Gueule Tapée benn taax wadd na fa lu mu néew ñaari di ñàkk seen bakkan naka noonu mu am ay blessé askan bi ni lépp état bi moo ko waral ndax am na si ay construction yoo xamante ni dafay seetaan ba mbir mi ëpp loxo daan si ñëw si biir xibaar yi ak reportage bu Alioune Sow. leneen lu waxtaanee ci wàllum xibaar mooy jongante ak mbirum tàggat yaram Aliou Cissé génne na liste ñaar fukki joueur ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo nar a jongante ci match amicaux Sénégal Bolivie ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ak Sénégal ci weeru septembre lu ñu si nemmeeku rek mooy dellusiwaat bu Crépin Diatta waaye absent yi Habib Diallo fës na si Saliou Ciss Bouna Sarr ak Famara Diédhiou loolu lii moo gën a fës si xibaar yi soreel taaxile tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi seetaan ITV di leen gërëm baax di leen sant xibaar yi dañ koy tàmbali ak discours bu njiitu réew mi président Macky Sall ñu koy xaarani ci kanam tuuti juróom-ñetti waxtu lay doon njiitu réew mi président Macky Sall ñu koy xaar mu àddu ginnaaw bi nga xamante ni élection législative yi romb na naka noonu aussi ñu installé assemblée député yu assemblée nationale député yu 14e législature président de la république aussi nara tabb gouvernement bu bees ak premier ministre bu bees lan la fa seen wax askan bi loolu yëpp ci kanam tuuti dinañ ko mën a suivre en direct fii si ITV ak iRadio naka noonu aussi dinañ si amal édition spéciale daañ si ñëw ci kanam. li ñuy waxtaanee bokk na si li nga xamante ni juñu nak ci bopp xibaar yi mooy cérémonie officielle bu màggal de Touba ñu ko doon amal tey jii ci résidence bu Khadim Rasoul ki nga xamante ni moom moo fa teewaloon gouvernement bi di ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome ñëw na bu baax si jéego yi nga xamante ni état wu Sénégal mu ngi koy def jamono ji ci Touba naka noonu mu ni état bi du dellu benn yoon ginnaaw si mbëbëtam ak tamit yéeneem ngir Touba nekk ville moderne naka noonu aussi mu nekk ville bu mucc ayib Antoine Félix Diome ñu teewlu ay kàddoom ci micro si suñu envoyé spécial. Président de la République son excellence Macky Sall am na liggéey yu bëri yu mu def ci dëkk bi am na tamit yu mu fi sumb am na yuñ ci jot a leeral léegi fàttali ko muy ci wàllu assainissement bi di ci wàllu ndox mi ñuy naan muy eau potable di ci wàllu wér-gi-yaram di ci wàllu tabax yi ñu ràññee ci hôpitalu Cheikhul Khadim waaye tamit di ci wàllu tali ren nag dafa dëppoo ak màggal gi dugg ci nawet te xam naa ni at yii ñu jëm tamit màggal gi bu soobee suñu borom ci biir nawet lay nekk moo taxoon am ay matuwaay yu bari yuñ ci jëloon jëmale ko ci wàllu assainissement loolee nag dafa bokk ci benn programme boo xamante ni tàmbali na ko muy programme mu 23 milliards jëmale ko ci assainissement wu Touba. ci wàllu forage yi tamit am na fanweer ak ñeent forage yoo xamante ni mi ngi nekk en service te loolu yëpp lim ci jublu mooy ni mu ko waxee woon nara sax ci loolu nekk ci wetu sëriñ bi ngir lépp loo xamante ni sumb na ko mu ànd ak moom ca loola ba suñu borom def ci li gën mooy tawféex juddoo ci jëm ci taalibe yi waaye jëm ci mbokk yi mooy yi jégalu baax ci kaddu yu nga xamante ne ay kaddu yu français yu dugg ci biir wolof bi mu nekkoon Antoine Félix Diome ministre de l'Intérieur doon ñëw
si li nga xamante ni moom moo di jéego yu état wu Sénégal di def jamono ji tamit ca Touba mu nekk ville moderne loolu di mbëbëtu gouvernement bu Sénégal dañuy des ci cérémonie officielle bi ak porte-parole bu xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre moom àdduna tamit jëm tamit ci solo gi nga xamante ni màggal am naka noonu muy woo taalibe yi fidèles yi ñuy sàmmonte ak digle yu Xaadimu Rasul sëñ Bassirou Abdou Khadre ay kàddoom ku ko taataan si suñu envoyé spéciaux yi ñu teewlu ko. li ñu war mooy sant yàlla mi nu boole ak moom ndax mas naa wax ne sant leen yàlla ndax ëpp leen yeesu leen gimiñ jëpp leen ëpp leen mooy ñëw leen ba dem ma door a ñëw yeesu leen itam ñëw ba dem ngeen door a ñëw gimiñ jàpp leen it mooy dajewu leen am ba noppi weddi ma kon nag képp ku ko yaakaar na xam ne moo la tànnal boppam ndax nee woon na xam ngeen fa ma àndee ak yéen ñu ne ko déedéet mbàkk mun na yow ma alastu bi rabbikum ba nga xamee ne suñu borom fa la wax ne alastu bi rabbikum day wax ju gudd waaye Serigne Touba nee na foofu laa tànnee samay taalibe kon nanu ko jox suñu lépp te bañ a desal dara ndax nee woon na ku ma jox sa lépp ma téyel la sa lépp ku ma jox sa leen téye sa leen la nga ma joxoon ma defaral la ko te ku sellal sa pëstéef loolu dugg mu fekk la ca te ku ne mën nga koo natt ci boppam. ñu àddu jëm ci wàllum tabax yi nga xamante ni des fois dafay indi ay jéeya bu si mujj rek mooy marché bu Gueule Tapée nekk ca Parcelles Assainies ca rond-point Case ba dem rek am na benn dal bu fa wadd si ay nit ñi nga xamante ni lu mu néew ñaari nit ñàkk na seen bakkan am ñu si am ay gaañu moo tax ñu amal si reportage laaj askan bi nañ leen gisee yooyu la jéeya tabax yi anam ñu ngi koy amalee est-ce que jaar na yoon waaye askan bi nee na lépp ñuy état wu Sénégal la mooy seetaan ba mbir mi ëpp loxo ñu teewlu si reportage bu Alioune Sow ci caméra bi Seydina Mbaye. fii ci Médina jaaykat bi seetlu na ni askan wi nu leen neex la ñuy tabaxee te kilifa yi amuñu ci benn saytu waral muy jàpp ne yoon la nguur gi jooyanti ko. lépp loo gis dëkk yoon moo ko war a doxal mais dëkk boo xam ne bu nekk day def lu ko neex après problème yu mel nii lay jur comprendre nga. mën nga yow sa yoon mën na si bañ a nekk mën nga sax bañ a dëkk si kër gi sax nga taxaw foofu dal bi ñëw daanu sa kaw mais état bi ñëw si war a góorgóorlu xam nga jéem a teg affaire si yoon képp kuy tabax nga jaar si yoon ñu jox la nga tabax mais mënoo ñoo jël benn fondement boo xam ne loo xam ne pour rez-de-chaussée kese la bëgg ji tabax 4 étages mënul nekk. ci rue 31 angle 8 ab grand place lañ fa fekk ñoom ñii de ñaawlu nañ ñàkk saytu gi am ci tabax yi. kiy saytu kër mooy état bu ñuy tabax état moo war a ñëw superviser. mais tey da ngay gis kër bu ñuy taxaw pendant des mois doo gis kenn ku mës a taxaw ne la kii état la moo ko yónni pour mu ñëw superviser kër bi waaw léegi nag bu kër maa benn ñëpp a yuuxu muy Parcelles ak Médina Gueule Tapée canal bee ngi nii ñaataat ñu ngi ko tabax foofu ay nit da nga fay toog mun na xëy mabak lan la ñuy wax. ak kër yi dëkkee daanu jamono yii Mamadou Camara di ñu xamal ni saa su demee bay tabax ci loxo entrepreneur la koy tekk. ku may tabax moom vraiment fekk moom benn entrepreneur laay ñu ko ut architecte waaw mais xëy na nag doole yamul daal parce que di nga bëgg ko tabax sa kër mais daam yenn moyens yi pour ut architecte ut entrepreneur bu la ko mën a tabaxal. mais tam nga superviser sa kër bu baax parce que yaa ak sa njaboot yaa ngi siy dëkk xam nga toog xool ki lay tabaxal mais lim lay tabaxal lan la fondement bi baax ciment bi saf. briques yi dëgër mais briques yi léegi ay suuf kese la. ak dal yuy daanu ci jamonoy nawet nekk lu bëri lool bu ci mujj di rek bi xew ci Parcelles Assainies gannaaw ba nga xamee ni weerum sulet bi ñu génn beneen amoon na ci Médina. Aliou Sow di la jaajëfal bu baax a baax ñu ni coow dem ca Bignona village bi nga xamante ni moom nañuy wax Blouf foofu nag askan bi ñu ngi noyuwaat bu baax a baax ndax ndox bi ñu doon sàkku mairie bi amal na si ab projet bi nga xamante ni juróom-ñetti millions si suñu xaalis la si dugal ngir askan bi gis si seen bopp bu baax a baax ginnaaw ba ñuy dundee ay jafe-jafe ngir am ndox gu sell Assane Ba Daouda Samb. yaakaar bu rëy moo judd ci askan wi nga xamante ne moo dëkkee ci quartier bii di Kawagir quartier bi nga xamante ne mu ngi nekkee ci Moulomp Blouf ay jafe-jafe yu rëy la askan wi doon jànkoonteel ngir am ndox mu sell te teen yi nga xamante ne moom lañ am bu noor gi sore benn dootu ci woon am ndox. ñun daan nañoo am problème ndox am nañu teen beneen teen baa ngi nii mais teen bi daal kenn rootatu fa léegi ñu amaat beneen projet ñi nga satuñu beneen teen
waaye teen bi léeg-léeg du am ndox gis ngeen distance bi ngeen jógee Kawagir ba fii nii dafa sori pour ñu dem rot fii ba fële day sori moo tax bu ñu demee ba am ci robinet yi ñëw xanaa kontaan rek. chef de quartier bi tamit mu ngi fësal mbégteem ci projet bi nga xamante ne dina soulager rek askan bi nga xamante ne mooy Kawagir. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Car mbégte mu rëy la ñu am ndaxte gis ngeen ni kër yi dañoo sori lool fi nga xamante ne moo di beneen quartier bi ay teen lañu amoon waaye teen yi saa su nekk daaw ñu am ndox léegi nag bi ñu gisee tuyaux yi nga xamante ne mooy indi ndox mi defuñu dara li nga xamante ne moo di kontaan. les tuyaux d'adduction d'eau, nous sommes très contents. mairie Moulomp nag moo mujjee rek génnee juróom-ñetti millions ci francs CFA ci gafagaam ngir indi ndox mu sell mi ci biir quartier bi waaye tamit mu ngi xaar rek li nga xamante ne moo di jàppale nguur gi ak ñii di bonne volonté yi ngir yóbbu ndox mi ci yeneen village yi. Kawagir yi nga xamante ne bokk na ci quartier yi nga xamante ne moo nekk biir Moulomp boo xool vraiment am nañu ay mbëbët ci biir mu ndox bi donc ñu waroon def presque valeuru presque maximum 2 kilomètres d'eau yi nga xamante ni côté boobu yëpp amul ndox. ak jàppale nguur gi ak jàppale aussi ay bonne volonté ñu lijjanti ba am xaalis bi nga xamante ni moo ñu permettre vraiment ñu jënd matériel bi ak liggéey bi nga xamante ni moo ñu mën a jàppale pour ñu mën a andi ndox ba fii. donc yemuñu Kawagir rek war nañ dem tamit ci beneen village bu ñu ne Ediamaat ñoom même problème yi pour ñu mun leen jàppale dans toute la commune pour que bépp nit bi nga xamante ni yaa ngi yeewoo fii di fanaan fii di fi yeewoo vraiment nga mën a am ndox sa biir kër parce que ndox comme ni ñu ko waxee rek c'est source de vie. ginnaaw li nga xamante ne moo di ndox mu sell mi mairie bu Moulomp dafa def rek li nga xamante ne moo di éclairage public ak priorité moo tax rek ba muy woo doomu gox bi ak partenaires yi ñu dogal ci seeni loxo. Assane Ba dañuy jógee Ziguinchor dem ca Louga fekk fa suñu correspondant Sékou Diallo ndax chambre de commerce bu fa nekk dafa amaloon ab tàggat ngir xoolaat bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne entreprise yi moom nañu am naka noonu aussi ndaw ñu bëre amuñu liggéey lan moo ko waral ndax manque de moyens la ak tamit yenn jafe-jafe yi ñu teewlu si Sékou Diallo. ay entreprise yu bëri dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ci réew mi rawatina si biir région bu Louga lan moo tax yenn entreprise yi di gaaw a disparaître Cheikh Sène di secrétaire général chambre de commerce industrie ak agriculture bu région bu Louga di ci jéem a indi tontu. entreprise day juddu di dee am na ñoo xam saa yu ñu xëyee ñu ngi ñëw chambre de commerce wala ñu dem au tribunal pour créer seen entreprise nombre bi day yokk secteur yëpp parce que entreprise dafa bëri ay façon képp kuy def activité économique boo xam ni mi ngi créer de la richesse rek kooku entreprise mën ko considérer comme entreprise leen rey mooy déjà seen dirigeants yi des fois dañuy am ay manquements yu am ci ñoom ci wàllu gestion ak yooyu mais si l'entreprise n'a pas de recette c'est sûr que cette entreprise là va fermer. ngir am saafara si jafe-jafe yu entreprise yooyu la di dund war nañoo teg ay stratégie yu gunge ndaw ñi si wàllum tàggatu si loolu nag chambre de commerce bu Louga daal di tàggat yu tollook 20 jeunes ak ay migrants de retour ànd kook ay partenaires am ñoom nag ñu daal di leen tàggat si wàllum culture entrepreneuriale ak business plan. ñu dajale leen di leen former pour préparer leen ñu mën a nekk ay entrepreneurs yu mag ñu wax leen lan mooy culture entrepreneuriale ak nan la ñuy defaree business plan donc loolu nag dañ leen ci taxawu ñoom di leen traité ba ñu mën a nekk ay de véritables entrepreneurs créer des entreprises ndax entreprise mooy créer emploi mooy créer richesse mooy tax réew mi gën a développé. session de formation boobu nag day xeex lépp lu jëm si wàllum ñàkkub liggéey bi ci ndaw ñi waaye tamit tukki mi jaarul si yoon bi. dina permettre jeunes yi bañ a immigrer vers d'autres pays mën a rester fii au Sénégal toog ci seen dëkk gëm seen bopp liggéey fii ci seen dëkk tekki fi aussi loolu doon na solo formation bi te moment bi mu ñëw ni dafa fekk immigrant bi am doole surtout fii ci biir Louga formation bi fi mu ñëwee baax na. ñu wax ci meñ jëm ci wàllum xëyu ndaw yi ba tey ndax waa ministère de l'emploi li jëm ci wàllum lettre de politique sectorielle buy doxal boobu le ministère jëm ci wàllum yokkute ñu ko doon amal waaye lu si gën a fës bokk na si li ñuy wax programme mu xëyu ndaw yi ñu teewlu si Mouhamadou Moustapha Thioune moom mooy secrétaire général ministère de l'emploi naka noonu aussi de l'apprentissage de la formation professionnelle et de l'insertion Babacar Seck moo taataan ay kàddoom. dañu réviser suñu lettre de politique sectorielle de développement pour la période 2022-2026 lettre de politique sectorielle bi ñu njëkkoon am boobu ci période 2017-2021 la woon donc période bi en œuvre def nañ ko ba période bi jàll donc dafa jaadu woon ñu witaat lettre politique sectorielle bu bees
donc li fi nekkoon jëm nañ ko xoolaat d'autant plus que ministère bi nga xam ne boobu moo ko initié ministère bi lu bare soppi na ci artisanat bi ci nekkoon bi ñuy defal l'aide de politique sectorielle bu njëkk bi artisanat nekkatu fi léegi nekk na ministère bu bees emploi ñëw na ci ministère bi direction insertion créé nañ ko ensuite itam ci jamono yi gis ngeen ni xëy ndaw yi doon na préoccupation kilifa yi ndax am na benn programme bu am solo programme xëy ndaw yi boobu foog naa ni kenn du ko donc présenté waa Sénégal gouvernement def na ci 450 milliards pour xëy ndaw yi également conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes créé nañ ko stratégie nationale insertion professionnelle ñu ngi koy pare. BAD di Banque africaine de développement li ko soxal bokk na si lépp lu jëm ci wàllum coppite jaww ji changement climatique naka noonu ak crise alimentaire moo tax lu leen tax a jug mooy fexe ba dajale koppar gu takku ñu jàpp ko ñeent ba fukki milliards ak ñett si xaalisu dollar moo tax ñu amaloon lël tey si suba loolu yëpp lu ñu si jublu rek mooy lépp lu jëm ci wàllum changement climatique ak crise alimentaire ñu fexe ba du lor askan bi ba askan bi mën a gis seen bopp ci yooyu la koppar Mamadou Sy Seydina Mbaye. ci contexte crise alimentaire ak changement climatique Banque africaine de développement jaarale ko ci Fonds africain de développement fas yéene nag taxawu réewu Afrique yi bëgg-bëgg bi moo di dajale du toll ci ñeent ba fukk ak ñetti milliards de dollars projet yu bëri nag ñu ngi leen di xaarandi. Nous avons ouvert un guichet. ñun dinañ ubbi ab guichet boo xam ni réew yi ci bëgg a jàpp lañ ko jagleel ngir ñu mën a am ñeent jàpp fukk ak ñetti milliards ci dollars ngir mën a sóob suñuy loxo ci xeex bi nga xam ne sumb nañu ko jëmale ko ci soppiteeg jaww ji ñu naan ko changement climatique ñaar fukki millions ci ay baykat daañu leen jébbal ay jumtukaayu xarala yoo xam ne dina leen may ñu daal di mën a sàmm li nga xam ne moo di seeni tool ñaar fukki millions yi baykat yooyu it daañu am li nga xam ne moom moo di assurance dina am $1 million suuf boo xam ne daanu ko yeesalaat $1 million ci ay doomi aadama it daañu fexe ba ñu mën a am énergie renouvelable. 6 millions de personnes qui ont accès à l'énergie renouvelable. réewum Sénégal bokk ci bénéficiaire Fonds africain de développement am na yaakaar ni bu ñu génnee ci ndaje mi donateurs yi dinañu dugal seeni loxo ba ñu mën a dajale xaalis bu takku. donc donateurs yi lu ëpp ñaar fukki réew ak ñaar ñoo fi daje tey ak managementu banque bi ak ñëpp toog waxtaan xool ci yan anam la ñuy joxe alal boobu ay don lay doon en général. ñu yaakaar nag suba suñu baree ndaje bi que donateurs yi ku nekk di nga jël engagement defaat alal ci Fonds africain de développement nga xam ne léegi am na juróom fukki at bi ñu ko créé ak léegi te am na impact ci Afrique impact yu bëri jërë ngeen jëf. ci diirub ñetti fan jëm ci 16e reconstruction Fonds africain de développement BAD ak ay partenaires am dinañu fexe ba daal di rek lever ay fonds yu bëri ngir ñu jàppale réew Afrique yu néew doole ci jamono bi nga xam ni climat économique yi dañoo xaw a métti. Mamadou Sy di la jaajëfal bu baax a baax ñu àddu jëm ci wàllum tàggat yaram ndax Aliou Cissé tey si suba publié na liste gaynde yi nga xamante ni ñoo fas yéene jàmmarloo jano ak équipe bi nga xamante ni moom moo di Bolivie ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ak naka noonu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru septembre ak Iran mu nekk ay match amicaux yi nga xamante ni dafa bokk si préparation coupe du monde bi nga xamante ni weeru novembre lay am ca réewu Qatar lu ñu nemmeeku nag mooy dellusiwaat bu Krépin Diatta sa boobu la jamono ku si mel ni Habib Diallo Saliou Ciss Bouna Sarr ak Famara Diédhiou bokkuñ si liste wi ñu teewlu si Aliou Cissé si micro Pape Madiakhaté Sarr ci caméra bi Augustin Mandan. Maintenant, je comprends que vous ayez envie qu'on joue des matchs de gala, mais nous jouons des matchs pour nous préparer vraiment à cette Coupe du Monde-là. Et aujourd'hui, cette équipe... comprendre naa Sénégalais yi ne bëgg nañu ñuy jouer ay match yu mag waaye ñun ay match la ñuy football ngir waajal sunu bopp ci Coupe du Monde bi. Bolivie ab équipe la bu nekk Amérique du Sud bu dëgër loolu daal di am taxawaay te mën na méngoo ak équipe bu Équateur mi nga xam ne daañu dajeek moom ci Coupe du Monde bi donte ne ñaari équipe mën nañoo nekk ci benn diwaan waaye duñu méngoo loolu
li ñeel Iran nag équipe la boo xam ne dina bokk ci coupe du monde bi jàpp naa ne sax bokk na ci équipe yi gën a xarañ ci continent bu Asie yenn ci seen joueurs yi ñu ngi football ca Europe. li ma jàpp daal mooy ñaari match yu metti la ñu nar a football te dinañu dimbali bu baax a baax ngir ñu waajal sunu bopp bëggoon nañ nag jouer ak ay équipe yu mel ne Brésil comme ni ñu ko defee woon ca Singapour waaye nag du saa su ne lay yombe noonu ñaari match yi nga xam ne daañu ko football dinañu may ngir sunu joueurs yëpp mën a am temps de jeu bu ko defee ñu xool ñenn ñi lan la ñuy wane ci biir équipe bi ak jëm ci li nga xam ne moom la ñu yaakaaroon ci ñoom waaye li ëpp solo mooy ñu daal di amal ay match ndax nag mënoon nañ bañ a jouer ay match. Donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, d'avoir des réponses aussi de la part de certains de nos joueurs. Et puis ce qui est important, c'est de jouer. Voilà, on aurait pu aussi ne pas. ñu des ni ak Aliou Cissé àdduna tamit ci taxawaayu wala performance su yenn gaynde yi mu ni nag am na yaakaar mi dina am coppite fileek ñuy àgg ci weeru novembre bi nga xamante ni moom nañu xaarani coupe du monde bi ca Qatar Aliou Cissé ba tey ci micro Pape Mathiakhate Sarr ak Augustin Mandane. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose parce que ça a suscité un débat parce que. loolu moo nekk ci xelu ñëpp. daanaka sax ñin ni moom la ñuy waxtaanee muy ci ñu joueurs yi ak ñii amul temps de jeu ñii am jafe-jafe ngir mën a am ay club yu bees mën naa leen xamal ne bi ñu qualifié ci coupe du monde bi ci weeru mars ba léegi ci loolu lay liggéey waaye nag tiituma jànn xewuma li may jox dëgg mooy boobaak léegi sunu joueurs yu bëri jafe-jafe yi ñu doon jànkoonteel tey jii wan nañu ko ginnaaw ndax am nañu ay club Abdou Diallo ak Idrissa Gana Gueye am nañu club yoo xam ne dinañ fa mën a jouer te am naa yaakaar ne fii coupe du monde bi situation yu bëri ci sunu joueurs yi ci seen club yi dina gën a jëm kanam jamono ji daal jànn xewuma. La situation de nos joueurs dans nos clubs va se bonifier, va être meilleure, mais en réalité je ne suis pas du tout en. Aliou Cissé mu nekkoon tey si suba janoom ak taskatu xibaar yi mbokk tey spectateurs yéen tamit amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant li moo fi ruuse woon si xibaaru marax yu 18h45 yeneen xibaar ci français lay doon 19h45 ak Adama Anoushka Ba jaa ngeen jëf.